salaamaaleykum mbokk yi nuyooti nañu leen seen tur ak seen sant comme ni ma leen ko waxee woon la fois passée rek comme d'habitude réalité show réalité Sankara Mbaye DS Production sur la 2STV saa su ne nag dañ leen di won rek li ngeen xam ni moo xew les réalités dans partout dans le monde you know still ba léegi ñi ngi États-Unis plus particulièrement ici à New York City tey nag ñu indi fi koo xam ne tamit ñenn ñi nee nañ he's a role model ñenn ñi nee nañ he's not ñu koy wax grand Ousmane Tounkara fa tabaar fa kàlla macha allah moom mi nga xam ne mi ngi nekk ci communauté bi di def lu rafet ba pare tamit ba léegi il fait sa participation di def contribution ci Sénégal ci ay wax ci ay xalaat yu rafet grand Ousmane nuyu naa la. Sankara maa ngi lay fay di nuyu aussi sa auditeurs yëpp te comme ni ma la ko waxee rek vraiment ngay def liggéey bu extraordinaire ci li nga xam ne moom mooy wàllum Sénégal li ñu ci gën a neex nag particulièrement nga bokk ci ñun nga bokk ci diaspora bi. nga nekk jeune bu bëgg sa réew nga nekk jeune bu am pas-pas nga nekk jeune bu am jom vraiment ñu gis ngay def lu takku donc ñuy ñaan yàlla rek yàlla continuer la cee may doole incha allah. thank you ok ñu ngi ci réalité les grands dañuy dem directement ci question yi premièrement damay dugg ci li nga xam ni gars yi ñu ngi koy laam-laamee ba léegi bi ma ko annoncé sama Snapchat ne grand Ousmane Tounkara laay jël dañ ne laaj ko ci lii muy benn question bi nga xam ni question bu sensible muy sa emprisonnement ici aux États-Unis mën nga ma ci defal benn briefing bu 10 secondes what happened ak nan la mujjee. exactement voilà donc comme ni ma la ko waxee rek mu doon loo xam ne aussi dañ koy rafetlu parce que boo nekkee ci société nga am loo xam ne da nga ko fa représenter je pense que li gën a important mooy d'abord sa CV te jàpp boobu ngay wax man dama yor entreprise te entreprise bi ma yor maanaam ci wàllum transport lay dox maanaam lépp loo xam ne defar ay conteneur di ko yóbbu léegi nag ci entreprise boobu da ngay am aussi ay employés léegi boo amee ay liggéeykat lépp loo xam ne dafa xew ci entreprise bi le seul responsable mooy boromu entreprise bu ma la waxee ba léegi masumaa yëg sax exactement liñ ma jàppee doo ko gëm sama entreprise yóbbul na ay nit ay bagage ci Amérique nit kooku ñu jàpp ko ci ay jéyee ñu tuddee ko conspiracy maanaam Amérique bu ñu la jàppee fédéral bu jàppee nit maanaam te keneen bokk ci ki moom marchandise ak ki ko yóbbul ak ki ko jaay yëpp dañ koy boole mu doon conspiracy ci conspiracy boobu lañ ma boole ñu jàpp ma ci te biñ ma jàppee tamit ma def li nga xam ne moom la citoyen sénégalais yëpp citoyen américain yëpp di def ma jël avocat jaar ko ci yoon bu normal bi incha allahu rabbi ba yàlla setal ñu ci maanaam ñu dem yàlla may ñu ci ndam ci trial parce que li nga xam ne moom lañ ma jàppee bu ma ci coupable woon war naa def fukki at ak juróom ci kaso bi mais donc trialu Amérique ça fait 1 an durée bi par exemple durée bi ñu la jàppee ak bi nga xam ne moom lañ lay atte day durer 1 an donc ma am ci daal vraiment ay avocats yu extraordinaire mu coûté ma nag lu diis waaye ma def fa at boobu nga xam ne moom laa war a def ma dem trial yàlla may ñu ci ndam incha allahu rabbi ñu setal ma ci ba ma set. ci laa mënoon génn réew mi parce que balaa ñu lay setal daanoo mën a tukki. bu fekkee maanaam da nga nekk ci jéyee délit yu mag yooyu mënoo génn réew mi loolu xam nañ ko dañuy jël sa passeport dañuy jël lépp loo xam ne mooy ay garantie jàpp ko ba yàlla def la nga xam ne yaa ngi ci ba set ci bu boobaa incha allah ñu bàyyi la donc. so justice américaine toppeetu la dara clean. zéro te defe naa loolu li koy firndeel dañu nekk ci réew moo xam ne defe naa. kenn mënatu fee wax loo xam ne c'est pas vérifiable parce que ñun Amérique lépp loo gis rek public record lañ koy waxee maanaam mën nga dem publiquement nga vérifier ko lépp loo xam ne toppee woon nañ ko Ousmane Tounkara justice américain setal na ko ba mu set ba ñu jéggaluma am yeneen yoo xam ne xew na ci yoo xam ne peut-être sax du ma ko demee fii waaye yow xam nga ko Amérique bu ñu la jàppee bu fekkee par exemple 1 an lañ la tëj bu doon dañ la war a fay par exemple bu dee dañoo li ñu la toppee du dëgg bu ñu la waroon tëj 1 an bu dee $100 la par jour dañ lay fay 1 an bi yëpp. kon fi mu ne nii riche nga. ah non. ñaata lañ la dédommagé. non en tout cas lii leer ba leer mooy justice américaine setal na ma wicc lépp luñ ma toppee woon dindil nañ ma ko ba wax dëgg yàlla tax na léegi amaat naa li nga xam ne moom mooy sama freedom total.
ok mbokk yi yéen a ngi ci réalité delloowaat ma sax sama permis bi nga xam ne moom laa war a liggéeyee waat. ba léegi entreprise bi yaa ngi ko yor. ba léegi entreprise baa ngi dox te macha allah comptable sénégalais sax laa am faf teg xam nga boobu du yomb a nëbb ndax comme lépp lu ñuy def rek ñun dañ koy indi ci li nga xam ne moom mooy suñu maanaam dëkkuwaay bi. boole kook Sénégal bokk kook Sénégalais. ok loolu il fallait que ñu def ko parce que gis nañ ci milieu bi mu nekk milieu activisme bi saa su ne dañuy seetaan live bi dóorante yi sànnante xeer yi te il paraît que gars yi saa yu ñu lay attaqué rek foofu lañ koy jaarale te gis ngeen grand bi leeral na ko léegi li ñu mën a wax question bii nag pourquoi saa su ne ngay attaqué président Macky Sall. wel xam nga noonu la ko nit ñi mën a gisee mais man du loolu laa ko jàppee xam nga tey société bu mooy li ma la doon wax léegi ci entreprise sama entreprise je suis le responsable mënuñu maa jàpp ci sama problème mu entreprise maanaam non du man Sankara la woon sama liggéeykat bi la déedéet donc Sénégal tey dafa am nit koo xam ne moom la ñu jël dénk ko réew mi moom la ñu jël jox ko kaaraange moom la ñu jël jox ko fu mu dëkk moom la ñu jël jox ko alalu réew mi ne ko doxalal donc dañu am aussi ay responsabilités en tant que citoyen ñu laaj ko liñ ko jox nu mu ko doxalee bu ñu gisee tamit lu dul naka si noonu vraiment ñu laaj ko donc loolu la mais c'est pas defe naa ñun niñ ko jàppee du exactement attaquer président Macky Sall parce que président Macky Sall man amoo ak moom problème ndax bu ko fa yàlla jëlee woon tey indi fa keneen du ñu amati dara lu ñu wax ci moom ci keneen kooku la ñuy jublu mais comme moom la ñu dénk tey alalu Sénégal te Sénégal mooy loolu yu bari tey ñu ngi ko ciy dégg te defe naa loolu yëpp Tunkara mënu koo inventé bis bu ne nga dégg fa benn giraawaali bu bees donc je pense que le sole responsible maanaam ki nga xam ne moom moo responsable ci loolu yëpp mooy président Macky Sall. yes grand Ousmane li nga wax yes it does make sense ba ci li ñu mën a wax rek mooy Sénégal dafa am constitution dafa am justice. ci li ñu wax ci li ñu wax dafa am constitution dafa am justice léegi est-ce que nekkul ni boo demee bay attaqué. justice Sénégal nga war a attaqué war a gouvernement Sénégal mais dañuy gis yenn yi dafa mel ni nu ñu koy waxatee am na nu ñu koy waxatee en français mooy just single nit personnel affaire bu personnel waaw singularisé. well comme li ma la wax la léegi xam nga boo ñëwee tey ci Sénégal dans les normes comme ni nga ko waxee bu fekkee lépp jaar na yoon dafa am ñetti pouvoir yu différent kenn ku ne dafa am responsabilité waaye dañu am loo xam ne dañ ko ci ràññee dañ ci bàyyi xel wolof bi nag leerul lool ngeen jéggal ma parce que du ma doom wolof mais li ñu gis mooy bi ñu prêter attention bu baax dañu fekk ne lépp c'est autour du président Macky Sall dem nañu ba gis un moment bu fekkee yow xam nga bu baax li may wax ba ne président Macky Sall léegi dem na ba ne kenn bu mu signéeti benn contrat boo xam ne dafa jéggi wala kenn bu mu defati dara loo xam ne weesu na 2 milliards de francs CFA te indi wuñu ko ci table mu vérifier ko ndax milliards yi ñu doon luubal ni mu bare donc ñu dellu siwaat rek encore ci wax ji justice sénégalaise tey xam nga li ma ci mën a wax kumba am ndey ak kumba amul ndey. mais grand nekkul ni est-ce que loolu nekkul la faute aux Sénégalais yi nga xam ne ñoo fi teg seen constitution. parce que président Macky Sall luñ ko mënti wax tamit moom léegi yéen a ko fal te ko fa muy doxal tu vois mais est-ce que nekkul ñi ko fal ñoo war a réagir seetlu ko. am na loo xam ne vraiment comme ni nga ko waxee responsabilité citoyen sénégalais yi la parce que comme niñ ko gisee fii ci Amérique la force reste aux citoyens. mais Sénégal yàlla dafa def ñun tollooguñu ci capacité yooyu parce que Sénégal tey mënatoo wax sax lu la neex ndax article 80 bi nga xam ne moom la ñu jël jébbale ko président Macky Sall. mais article 80 bi yéen a ko voté. Sénégalais yéen a fa teg assemblée déet yéen a fa teg assemblée voté leen ko. assemblée ko voté te assemblée defe naa comme ni nga ko déggee tey. defe naa ñu bari si suñu naataangoo yi nee nañu ñoom dañuy toog assemblée di seetaan seen poto marichou wala seeni show ba toog ñu ne leen acca vote bi jot na rek gars yi yëkkati seen loxo d'accord naa donc je pense que loolu c'est un problème te Sankara war nañ koo mën a seetaat man li may njëkk ñaan sénégalais yi déjà mooy ay tànnati ay nit pour ñu représenter leen assemblée bu jotatee
doomu aadama yi nañu xool nit yoo xam ne dañ leen di tànnal te di liggéey ci seen intérêt mais c'est un peu dangereux quand même wala irresponsable ñuy tànn ay nit rek parce que dañoo bokk ak ñoom ay gox wala dañoo màggandoo ak ñoom wala dañoo yaakaar ne ay mbokk lañu nit da ngay xool vraiment boo koy fal nga xool ci li nga xam ne moom nga koy falee ndax sa njariñ lay doon. léegi coow li lan moo ci yoonu Marième Faye Sall parce que keroog seetaan naa la mais tàngoon na lool sax. waaw léegi dafa am aussi beneen affaire boo xam ne daf ci xew. ñun dañu gis Marième Faye Sall moo génnal boppam mu bokk ci li nga xam ne moom mooy doxalinu Sénégal boo bëggee ma wax la ci exemple bu gën a simple mooy keroog biñ fi nekkee New York mere Macky Sall di ko yuuxu Marième Faye Sall dafa génn ñëw taxaw suñu kanam laaj ñu lan la ñu soxla pour ñu wax ak moom donc je pense que ça c'est un problème déjà moom moo indi boppam ci terrain bi moom mooy première dame moom de wax dëgg yàlla joxuñu ko dara ci Sénégal dénkuñu ko dara waaye dañu gis ne comme niñ koy waxee behind every strong man there is a strong woman donc Marième Faye Sall moo nekk ci ginnaaw Macky Sall te yaakaar nañ ne am na lu bari tey mi ngi xew Sénégal Marième Faye Sall waroon na cee mën a damm tànk bant parce que xam nañ ne d'accord Macky Sall la ñu dëkk réew mi dénk réew mi d'accord lu bari Macky Sall la koy doxal waaye Marième Faye Sall de mën naa taper sur la table yenn saa yi ne ko sëñ bi doxali nii jaarewul ni mu waree par exemple ci mbas mi doomu aadama yi xiif nañu wala paj mi doomu aadama yi soxla nañu ay hôpitaux yu baax wala l'école yi sax abri provisoire yi xam nga barki Dembo Ndiaye la ñu ubbi école yi mais école Sénégal noo koy ubbee ci nawet école sàkket naka nga koy ubbee ci nawet tey jip laa bëggoon dawal ñëw seet si la waaye dama xool weeda bi rek weeda bi ne ma day taw 50% mais automatiquement xam naa ne taw yàlla bi kenn mënu koo arrêté ma reculer waat donc yu mel noonu école tey Sénégal nga am suñu ay école ñu ubbi ay abri provisoire te seetlu nga dara ci sénégalais kuy jooyati tey Marième Faye Sall lay jooytu parce que mooy yaay réew mi. she's the mother Marième Faye Sall tey képp kuy jooy man tey ku ma jaaxal rek ci sama jabar lay jaar koo xam ne jaaxal naa ko xam nga lu muy njëkk def day woo sama soxna dimbali ñu ci Ousmane soxna si su ma wooyee rek am na lu bari loo xam ne day wàcc ci man she's an advisor to me lu bari daf ma ciy advice donc yaakaar naa ne Marième Faye Sall boo leen gisee ñun ñu koy wax mënuma ko tuddee attaque mais alerte la pour yee ko yëgal ko ne vraiment am na lu bari loo xam ne tey mi ngi dox ci dëkk bi moom war na cee mën a am jéego bu mu ci dox te ñu ngi yaakaar ne aussi moom bu ci doxee jéego yooyu rek incha allahu rabbi yàlla mën na koo saafaraal. ok léegi boo ma doon defal bilan au président Macky Sall bi mu fi nekkee ak léegi yaa ngi ree de 1 to 10. waaw la ban numéro nga may jox ak lu tax. xam nga dinaa wax lii tey te dina doon lu jaaxal ñu bari buñ ko déggee. bu ma ne 0 de. non nit mënuloo ko jox devoir mu am lum ci def nga jox ko 0 je pense que loolu is a little bit out of touch with reality mais président Macky Sall he's actually a good person when you look at him deep down inside. Wow. That's DS Pro loolu that's big. Yeah, no, it's Ousmane moo wax loolu ah. No, deep down inside boo xoolee président Macky Sall du nit ku bon. He's not a bad person. boo ko xoolee man dama yaakaar dafa am nit ñi lu ñu war a comprendre mooy toujours dama koy gis même ci gouvernement Sénégal da ngay gis tey ñu fal ministre de la santé boo xam ne xam-xamu économie la am wala ñu fal ministre de l'économie boo xam ne xam-xamu santé la am je pense que Macky Sall soit advisor yi ko wër ñoo amul capacité bi wala ba léegi ndeysaan bi ko yàlla di jox nguur gi bett na ko bett boo xam ne parewul woon like he wasn't totally ready but I'm gonna say tey boo bëggoon jox Macky Sall from 1 to 10 I will definitely give him a 5. Voilà vraiment mi ngi ci digg bi he's trying mais xam nga Sankara it's hard to you cannot try running a country gis nga réew mënuloo ko essayer gérer déedéet so mën ngaa jàng dawal oto parce que benn nit la yow rek la ak oto bi
mën ngaa jàng bind yow rek la mais mënuloo jàng gérer 16 millions de personnes parce que dafa am ñu ci feebar dafa am ñu ci xiif dafa am ñu ci amul xam-xam dafa am ñu ci sonn dafa am maanaam am I think position boobu bu la ci yàlla di indi you have to be ready and I wanna say Macky Sall came almost ready but the people who came with him didn't help the situation parce que tey man yaakaar naa ne man ci sama yaakaar bu gàtt Macky Sall bu delloo si waatee xelam guddi yi ñu toll bu delluwaatee parce que mi ngi prêter attention if you pay attention foo ko attaqué rek ndeysaan daf ciy génn mu jéem cee wax foo ko attaqué rek da ciy génn mu jéem cee jubbanti mais je pense que déjà Macky Sall dafa war a jël benn mesure bu drastique am na nag ay président yu ko defoon ci histoire u Afrique mooy jékki-jékki rek dissolve cabinet bi yëpp dàq ñëpp comprendre nga après nag évoluer ay nit yi nga xam ne ñoom lay indiwaat ci cabinet bi yu am xam-xam bu màcc exactement ok guys yéen a ngi ci réalité DS Prod Sankara Mbaye sur la 2STV comme ni ma leen koy waxee saa su ne rek ok léegi dañuy dem ci question du jour dañ koy def ci Snapchat bi nag ah ok sama waa Snap maa ngi leen di shout out je suis là comme ni ma leen ko waxee woon avec Ousmane Tounkara so posez vos questions you know c'est un activiste nekk fii aux États-Unis plus particulièrement fii New York City so posez vos questions ma laaj ko léegi bu ñu duggee ci Snap bi ah all right guys. public dafa am nu muy doxee Assane Diouf mi ngi kaso je pense que ñaari côté lañ ko mën a xoolee li mu def d'accorduma ci à 100% muy sama frère mais yaakaaruma aussi loolu kaso la mérité xam nga fi may waxee parce que dañu nekk ci démocratie la ñu wax te démocratie boo ci nekkee tey Amérique li ñu njëkk may mooy freedom of speech mooy premier amendement bi nga xam ne moom la ñu passé Amérique te Sénégal dañ ko am liberté d'expression xam nga lu ma la ak liberté de parole da nga ko am te mais pas ay saaga quand même déedéet d'accord ñu saaga yi te yaakaar nañ ne loo mën a gis ci àdduna bi rek war naa am daan mais dans le cas Assane Diouf je ne pense pas que jàpp Assane Diouf tëj ko kaso ak lu Assane Diouf li mu indoo yëpp ci Sénégal yaakaaruma loolu mooy solution bi parce que Assane Diouf dafa am lu ko metti boo ma ko permettre ma continuer. vas-y. Sankara Mbaye fii mën naa ne fi ma rencontré woon Assane Diouf fii la les ambassades bii laa ko rencontré woon parce que les ambassades yàgg na fi Assane Diouf c'est quelqu'un de bien liggéeykat lañ ko xamee Assane Diouf dafa ñëw ci dëkk bi di daan dooleem ñu bari xamuñu loolu Assane Diouf dafay liggéey he's a hard working man day dem jaayi ci tali bi dóor bi mu fii toxu tamit di dem Nouvelle-Orléans ba bi muy takk soxnaam su njëkk si Maam Jaara tuubal ko tuddee ko Maam Jaara ñu ngi fi woon fii la ñu fekk on était parmi ses amis yoo xam ne ñun ñoo ko ci gunge woon donc Assane Diouf doon doomu sénégalais boo xam ne dafa yàgg daan dooleem gis nag lu ko naqari ci réewam comme man ni ma ko gisee xëy na ni mu approché situation bi différent ak ni ma ko approché wala tey sax mën nañu ne mu approché ko ci norme ndax xam nga réseaux sociaux yi ni muy doxee da ngay dugg di wax lu normal am ay nit yu lay saaga di la dévier loo tali ba yóbbaale la ñu yóbbaale Assane Diouf ci yoon bu baaxul Assane Diouf nag bi mu gisee yoon boobu ndeysaan mu bañ koo wàcc parce que pour moom bu la nit waxee waxoo ko rek you feel some kind of maanaam it's a manhood like you feel like somebody's testing your manhood mu dem di défendre ba loolu ëpp ko doole ba tey loolu yóbbee ko ñu delloo ko Sénégal loolu yóbbee ko mu ñàkk léppam loo xam ne moom la doon dundee ndax xam nga ne tey bu ñu demee ba yóbbu Sénégal mooy punition xam nga ne y'a grand problème parce que yóbbu Sénégal punition la ci ñun parce que dund bi ngay dund Amérique bu ñu la ci jëlee nii ne la jàpp rek yóbbu la Sénégal day mel ni punition donc Assane Diouf bàyyi doom Assane Diouf am na fi doom mu ndaw bu am ay 4 ans à peu près he's got a 4-year-old in this country Sankara sama doom bi gën a ndaw 8 ans la am but when I hug him I don't want to let him go sama doom bi gën a ndaw he's 8 years old but
joy bi, the joy of coming home to your children, the affection that those children gave you. Assane Diouf situation bi yëpp mu koy dund mu dem Sénégal am lu ko naqari trop ndeysaan moom ba léegi rek comme ni ma ko waxee mu yaakaar ne ni mu ko mën a fajee mooy par wax te wax gi ndeysaan yenn saa yi mu am mu doy war lool mu ñagas. Je pense que ñi nga xam ne dañu jiite Assane Diouf te ñu maanaam président de la République ak ñooñu nga xam ne ñoo fa nekk war nañ ko woon mën a toog waxtaan ak moom in a civilized way to find out exactly how to help this man. What the problem is. Parce que sëñ bi on n'est pas parfait, nul n'est parfait. Doomu aadama bu parfait amul ci àdduna bi. Assane Diouf li mu def nii tey xëy na man buñ ma tegoon même chose I will do worse. Man maa ngi xalaat loolu bis bu ne ma ne hey wait a minute, if they done to me what they done to this man, what would I have done? God. Guys, gis ngeen c'est le frère, c'est l'ami de Assane Diouf mooy wax mais man tamit saa su ne damay def sama témoignage ci Assane Diouf parce que fekk naa ko fii New York City mu nekk nit ku baax nit koo xam ni jàmbaar la fa tabar fa kàlla macha allah mais saa su ne rek li ñuy wax ñu ànd ak moom nag au début ba tey duñ ko bàyyi parce que nit ki doo ànd ak moom ci bi muy neex mu nekk ci naqar nga mën ko nga ndar ko bàyyi lu ne di nga ko dégg nag mais Assane Diouf fait partie de nous parce que c'est un immigré li ko dal noonu mën na ma dal mën na dal ku nekk personne n'est à l'abri nga am këyit rek nga ñàkk këyit parce que loo fi am dañ la koo may te luñ la may lu nekk ñoom mën nañ ko récupérer anytime so li may wax rek mooy Assane Diouf fait partie de nous des émigrés am na lu ko métti te boo xoolee ci li ñuy bañ a ci li ñuy d'accord sax ci li ñuy bañ a d'accord mooy saaga yi bien vrai que ni d'accord nañ ci mais behind the cursing lépp lu mu wax ci Sénégal dëgg la parce que on a été au Sénégal et que dund nañ ko la lu muy wax lépp dëgg la mënoo développer dëkk te amul autosuffisance alimentaire mënoo développer dëkk te nit ñi amul les besoins primitifs ay xiif lekk ay mar naan ay feebar faju yooyu lépp lu ñu la wax te defuñu loolu ay naxee mbaay la soo li may wan a wax rek mooy on est de tout cœur avec Assane Diouf parce que c'est un frère à nous so grand Ousmane léegi gestion Covid-19 bi Sénégal bi well wax ma ci tuuti gestion bi moom defe naa liñ koy wax liñ koy waxee rek defe naa suñu président de la République delloo na maanaam he gave up pretty much parce que c'est total failure total disaster mais nag ci genn wàllu àdduna bi yëpp nag gérance bi doy na waar waaye Sénégal moom dafa jagi dayoo maa ngi koy wax démb ba gars yi commencé maa sànni xeer ñu ne ma Ousmane bul wax secret yi xoolal dëkk bu mel ni Amérique. Amérique kay gars yaa ngi file unemployment they pay them left and right. a lot of money though. A lot of money. Yes. Gars yaa ngi joxe ay chèques ñu ngi yónnee nit ñi ay chèques $2,000 ak $3,000 seeni kër pour mbas bi ñun Sénégal mënuñoo jox nit ñi 50,000 francs boo xam ne mën saako ceeb. kilo ceeb. mais c'est extraordinaire. It's sad. mais naka la nit di tëjoo nit ku amul lu mu lekk man rek waxuma la tuuti na ne mais sëñ bi boo yeewoo and you very very hungry the first thing you do is run and look for food. That's right. So how can you tell somebody who has no food has no water has nothing nga ne ko tëjul sa biir kër quarantine leen toog leen ci biir kër yi ngeen takk seen i masque ngeen raxasu mais attendez je pense que suñu président ba léegi de am na temps pour rattraper 1000 milliards yi ma nga fa. ndax wax dëgg yàlla gisuñu fuñ ko séddoo xam naa ne ci diaspora bi peut-être séddoo nañ fi benn $10,000 gis naa fi ay rang ay rang. mais 12 milliards lañ leen jox ci diaspora bi jot nga ci. jot nga ci sa wàll wala. man ni mosuma yëg sax ne xaalis bi ñëw na. léegi nañ dem ci message yi ok ma jël en premier maa ngi njëkk a gis grand Ousmane Tounkara non question bi répondre nañ ko ba pare ok waaw kii nee na est-ce que sénégalais yi jar nañu ko. ndax Assane Diouf mi ngi ci kaso bi Abdou Karim Gueye kenn génnul est-ce que sénégalais yi jar nañ ko. well xam nga il faut nit ñi am lu ñuy comprendre Sénégal 16 millions de personnes ñoo fa ne am nañu ci soog a juddu tey am nañu ci am 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans yoo xam ne tey amuñu kàddu ci réew donc buñ ma doon laaj question bi waaw laay wax sénégalais yi jar nañ ko. parce que ñun xeex bi ñuy xeex du xeexu benn nit. mais kenn jógul de. yàlla baax na parce que li ñu comprendre mooy man bu dee ngëm-ngëmu islam laa am par exemple
ki nga xam ne ci moom laa roy bi mu wootee ci l'islam ñaari nit ñoo ko toppoon te tey 2 milliards de musulmans ñoo am ci àdduna. kon yaakaar nga ni changement dina am nit ñi dinañ jóg. am naa yaakaar. baax na kon nañ jël beneen question bi. xëcc bu daggul dikk. du wala la wala fa wax. voilà xëcc bu daggul dikk loolu rek moo ci am quoi. baa mu teñ. ok nañ jël Snapchat Sankara Mbaye fa la ñuy jëlee yeneen question yi. ok kii nee na Sankara waxal Ousmane nañu dimbali ci sunu littoral bi léegi kii nee na lan nga xalaat ci sunu littoral bi ak scandale yi nga xam ne ñu ngi ciy dégg politiciens yi ak sunu kilifa diine yi. well xam nga scandale littoral moom mën nañoo ne commencé wul ci Sénégal tey mais war naa dakk ndax vraiment gis nga ko fii yow tey boo doxee ci suñu littoral bi doo ko bëgg a wàcc. defar nañ fa ay paat pour dawal vélo littoral dafa am loo xam ne loolu lay njariñ du pour ay doomu aadama ñëw rek aakimoo ko tabax ko def ko beach private beach maanaam ba ñeneen nit ñi duñ ci am accès man loolu laa ciy gën a jooy li ma ci gën a intéressé loolu parce que tey dama gis ci Sénégal wute ak réew yi nga xam ne fa la ñu dëkk littoral bi gars yi dañ koy bëgg a privatiser maanaam benn doomu aadama ñu am luñ ko ci daggal mu jël ko moom aakimoo ko tëj ko ba pare def ko beach privé loolu laa ci d'accordul mais sinon bu doon pour développer littoral bi la bu doonte tey dañu doon jox ay littoral bi ay développeurs yu mag ñu def ci ay hôtel di ko tabax def ci ay tali yu baax parce que déjà boo ci tabaxee Donald Trump tey lan nga gis tey boo demee littoralu Amérique bi yëpp dafa am mais dañu am paat boo xam ne pour dawal vélo la am paat boo xam ne tey pour féexlu la ñu defal ñu fa ay affaire yu baax yoo xam ne doomu aadama yi dañ koy njariñoo. beneen côté bi ñu jël ko def ci ay business exactement ay hôtel voilà donc loolu d'accord naa ko mais quant à di jël littoral bi moom di ko jox ay individu pour ñu personnaliser ko loolu moom defe naa gouvernement bi daf ci war a damm bant léegi te mu arrêté ko. scandale yi ñuy dégg sunu politiciens yi kilifa diine yi. gis nga moom laa doon wax keroog barki Dembo Ndiaye maa ngi ko fi wax nit ñi di bëgg a rey seen bopp. ñu am ci ay ñaawteef yu bari yoo xam ne dañ ko ci tudd ba tudd ci ay sëñ Bass Abdou Khadir ba gis keroog ndeysaan suñu frère bi Pape Alé Niang ñëw nee na moom de dem na xooli na terrain yi sax waaye gisu fi turu sëñ Bass ñëpp di jël di daw ma ne leen il faut ñu am rek loo xam ne dañ koy comprendre ci Sénégal ñëpp a ko bokk xam nga boo xasee ba nekk citoyen sénégalais ba am citizenship u Sénégal kenn ëppalewu la ci Sénégal donc yaakaar naa ne terrain yi nga xam ne xam nga Sénégal dafa am terrain yoo xam ne dañ ko développé ba pare dafa baax ba pare tegu nañu bàyyi di jox terrain réew mi ay doomu aadama yoo xam ne dañ koy dellu di ko jaay di ko defee seen njariñu bopp réew warul doxe noonu li ñëpp bokk ñëpp a ci war a gis seen bopp waxuma nag tey nga jox nit suuf pour mu développer ko pour njariñu sénégalais yëpp loolu awma ci problème mais di jël ay suuf di ko jox ay nit ñu koy personnaliser di dellu di dagg suuf yooyu di ko jaay loolu dafa war a arrêter ci Sénégal parce que loolu jëmalewul réew kanam. ok nañ jël last question ci Snapchat bi Sankara Mbaye kii nee na Mariama nee na waa Ndengaleer ña ngay jooy ndax moom fa la màggee maamam waa Ndengaleer coow li xam nga Sankara li nga ne exclusivité dinaa la jox benn exclusivité bu garaaw tey xam nga problème mu Ndengaleer bi ñun la ñu njëkk approché ñu indil ñu problème bi ça fait presque 1 an de cela oh yes 1 million marche bi nit ki ñëwee li ma ko laaj moom pour mu def dama ko ne ndax mën ngaa ñëw ci biir télé bi ñu wax ak yow comme maanaam tey mën ngaa ñëw ci biir live bi ñu interroger mu ne dafa ragal parce que ndeysaan li fa xew mooy ndekete boo génnee buñ la ci ràññee sax soit ñu yónnee la ay agresseur wala ñu jàpp la yóbbu la prison donc dañ leen yàgg intimider. au Sénégal kon coow li yàgg na. oh yes coow li yàgg na mais Ndingler terrain yi ça fait des années ça fait 2 ou 3 ans 2 ans pour être sûr mais lan moo yëkkati coow li ñun dañu ne borom comme munoo wone sa kanam bugguñoo wax loo xam ne doomu aadama yi dañ koy questionner te dañuy ne leerul donc léegi ñun ñoo ko yebal ñu ne ko demal ci siège yu Pastef ñu ne parce que boo demee ci siège yu Pastef boo waxee ak ñoom dinañu am ay nit yoo xam ne dinañ leen yebal ñu dem waxi ci lii ki ñu waxal ba léegi mi ngi fi te léegi ñeme na fan yi parce que fan yi ñëw na mi ngi ñuy remercier waat nee na vraiment gis nañu ne coow li bari na coow lu Ndingler gaa ngi fépp ci dëkk bi mais waa Ndingler dañ leen war a delloo seen suuf loolu mooy wax ju gàtt ji xam nga suuf si dafa am lu bari loo xam ne daf cee rax
parce que on parle de 300 mètres carrés on parle de 300 mètres carrés waaye Ndingler lim ci moom lu ndaw la te ñoom loolu dafa fekk ñu développé ko ba pare di ci bay nañ leen delloo li nga xam ne loolu la ñu moom waxuma yeneen 200 hectares yi nga xam ne vraiment waa ji day ñëw jàpp àllam développé ko liggéey ko waxuñu loolu mais nañu jël li nga xam ne moom la waa Ndingler moom te ñu yaakaar ci pour dund ñu delloo leen ko ñu bàyyi leen ñu dund parce que tey am na ñoo xam ne ci Sénégal béy la ñu yaakaar pour dund ku yaakaar mbéy pour dund kooku bu amul suuf mënta dund mbéy la ñu yaakaar man doomu béykat laa keroog maa ngi koy wax am ku may sànni xeer mu ne ma doomu béykat wala milliardaire ban la ci mais béykat mooy soppeeku milliardaire xanaa xamoo tey mbéy mën naa dimbali doomu aadama ba nga am ci ba nga prospère ci yow xam nga li xew Amérique béykatu Amérique yi yëpp ay multimilliardaire la ñu Ndingler daal nañ leen delloo seen suuf man nekkuma fi di juger kan moo toor ak kan moo wax dëgg ku waxul dëgg jëluñu dërëm ci seen i koppar nañu delloo Ndingler seen suuf béykat yooyu jël seen suuf yooyu béy ci dund ci loolu yaakaar naa ne mooy yoon. ñoo ko gisandoo DS Production Sankara Mbaye ci réalité DS Production Sankara Mbaye ci réalité saa su ne rek di wane li nga xam ne mooy réalité yi fii moom la ñuy def so pour vous dire nag actuellement nii ku nekk nag mën nga def sa appréciation personnelle mais dañuy def rek léegi dañuy wane rek li nga xam ne moo nekk les réalités ñoom fi un activiste un rôle model ci African community bi parce que nag maa ngi dégg ci message yi am nañ naan bu ko neexoon mu choisir beneen camp bi nga xam ne moo gën a yomb yor ay milliards te bu ñu la woon te bu la président woon teg la ci wetam di nga dem. xam nga lu gën a doy waar il faut doomu aadama yi xam loolu Sankara te defe naa yow xam nga loolu Sankara kan nga defe ne mooy consul général lu New York xam nga ko. kii Ndaw. man sama goro la sëram laay sëyal man bu ma bëggee jot Macky. xanaa kay déedéet kay xanaa. wallaahi billaahi ak li nga yàq Ndaw yëpp. yow doo yàq ma dara moom Macky Sall laay yàq. mais mooy président Macky Sall moo ko fi teg. mais loolu laa lay wax dama la ne il faut doomu sénégalais yi xam loolu ñu ne leen ñun dañu am ñaari choix yi ba pare ñun ñoo xool choix bi ñu neex ñu tànn ko. mais madame mi ngi mel ni mal à l'aise son frère et son mari. non yaaraam la yoonam nekku ci xam nga il faut nga nekk démocrate. American style. man ak Ndangaan Ndaw dafa am relation bu ñu am balaa Macky Sall. te loolu du changer dafa am respect bu ma am ci moom avant Macky Sall te loolu du changer mais am naa droit en tant que citoyen sénégalais vraiment tànn sama camp xool li nga xam ne neex na ma d'accord ci li nga xam ne neexuma aussi ma bañ ko. cela ne vaut comme ni ma koy waxee rek is not personal yow xam nga dëkk bi di mel. waaw mais ba léegi nii da ngaa bañ question bi de waaw bu la président woon. bu ma président de la république Macky Sall woo woon guddi yi ñu toll ak ni muy doxalee réew mi du ma ko jël téléphone. du ma ko sax wax waaw wala déet dama ko dul jël. you know I see my calls and I screen them. téléphone bi ma yor dafa avancé ci technologie dafa may wax kii woote su ma gisoon présidence sax du ma jël téléphone bi waxatuma la d'accord wala déedéet du ma leen jël absolutely not parce que gisuma leen ci yoonu développement so I will not pick up now bu fekkee soppi na doxin tey Macky Sall bu dissolve woon dàqoon li nga xam ne moom mooy cabinet bi yëpp mu woo ma téléphone I will pick up mu laaj ma sama advice bu dàqoon ñëpp woo ma ne ma monsieur Tounkara léegi dàq naa ñëpp ñi nga xam ne mënuñoo doxal ci réew mi léegi bëgg naa ngeen wax ma seen xalaat dinaa ko jël téléphone ma wax ko sama xalaat. ok mais des fois sometimes am damay wax naan is bigger than président ah. ok yéen a ngi ci réalité Sankara Mbaye DS Production sur la 2STV saa su ne rek di leen wan li ngeen xam ne mooy réalité mais des fois Ousmane ma damay wax ni is bigger than président Macky Sall parce que ñun contrôlé wuñu dara suñu réew pourquoi des fois gars yi di acharné wu ci président de la république bien vrai que ni moom wax ji. président de la république Sénégal waxuma bu Amérique de. président de la république Sénégal. moo yor pouvoiru Sénégal yi yëpp moo ko yor. mais contrôlé lu dara amul xaalis amul dara. ma ne amul lan. amuñu autosuffisance lépp lu ñu lekk bitim réew lay jógee ndox mi moomuñu ko moomuñu suñu xaalis. parce que dañu xamul nu ñu gérer dafa yomb xam nga man doomu béykat laa bu ma la waxee Sankara sama diggante ak yàlla man si sama village bu ndaw boobu wan naa leen yoonu autosuffisance alimentaire mais c'est si simple que ça. mais tubaab bi du la ci bàyyi nag tamit Ousmane. tubaab ban. tubaab bi moomul sa réew tubaab bi moomul say tool. mais moom sa mais Amine da nga koy waxee noonu ndax bëgg sa réew mais boo xoolee au fond fin. di nga xam ne ki contrôler sa réew. ma jox la benn exemple bu ndaw rek. Sankara jëlal toolu Sénégal yi yëpp xoolal ni ngay daanelee tubaab ok jëlal toolu Sénégal yi yëpp
nga jox borom tool yi ku nekk nga defal ko titre foncier mu am bail n'est-ce pas mu dem ci banque moom day lebalu xaalisu boppam pour développer terre am gis nga loolu rek boo ko defee béykat yi dinañ ci génn soxlawuñu Macky Sall pour mu jox kenn xaalis nañ leen jox rek ay këyit nañu légaliser li ñuy def yëpp rek ñu jaarale ko yoon doomu sénégalais yi dinañ ci génn voilà donc yaakaar naa ne ba mënuma dem nag te nuyuwuma sa xarit Bijou Ngoné extraordinaire une dame extraordinaire liggéeykat muy exemple succès voilà donc vraiment ñu ngi koy nuyu de passage di nuyu waa 2S yëpp tamit nag voilà donc kuñ ci fàtte rek comme niñ koy waxee ku lim juum donc ñu ngi ci ziar di ci nuyu ñëpp di laajaale aussi boo ma ko permettre waaw pour Abdou Karim ok mbokk yi ça c'était DS Production Sankara Mbaye ci réalité sur la 2STV ndax gis ngeen ñu ngi fi amoon un activiste un role model in our community in the African community plus particulièrement Sénégal so grand Ousmane émission bi réalité mi ngi jeex léegi lan ngay tàggatoo. wala tàggatoo bi déjà defe naa ci boobu laa bëggoon njëkkee ñu ngi ñaanaat encore président de la République mu delloo siwaat xelam rek te xam ne Sénégal ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey bokk baay. mais leen laa bëggoon a wax avant tàggatoo bi mais c'est grave li nga wax ne ñi ngi ñaan président mais fii du ñu ñaan président fii justice la ñuy waxal. bu ma nee ñaan. lu tax ñu war a ñaan président te mu am justice. xam nga bu ma nee ñaan il faut nit ñu comprendre jéggalu mooy boo tooñee donc man yaakaaruma benn sénégalais tooñ nañu foo xam ne tey war nañoo toog di jéggalu mais dama yaakaar ne ñaanaat mooy maanaam asking in English the word asking not a favor mais peut-être wolof bi ma jubbantiwaat ko ñu ngi la wax président de la République rek mu delloo siwaat xelam xam ne Sénégal sénégalais yee ko dénk te ndénkaane gu ne day am delloo nañ ko fexe delloo ko ci ni mu rafetee te doomu sénégalais yooyu ñu jàpp ci kaso bi. nee naa leen Sénégal ci boppam tey boo ko bëggoon jox titre actualité nga koy tuddee parce que Sénégal chaque heure day am actualité. parce que ñun moom ci ay problème ay tooxi dooni rek la ñu dëkk te c'est extraordinaire. voilà donc gars yi vraiment ñu ngi leen di remercier waat ci seen invitation ndax jot amul et ce n'était pas évident vraiment ngeen bàyyi seen liggéey yëpp woo ku ndaw ku mel ni ñun vraiment bëgg a bokk ak ñun plateau donc ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax di leen ci ñaanal yàlla aussi pour yàlla continuer leen dooleel parce que comme ni ma la ko waxee yow ci ñun nga bokk yow ci diaspora bi nga bokk donc ñu ngi ñaan yàlla mu may la doole ci li nga xam ne moom ngay def ba incha allahu rabbi ñu amalaat beneen interview comme ça ñu mën cee yeggal yu bari yoo xam ne moom lañ ci bëggoon yeggal di ñaan yàlla rek nga Macky Sall mu free tamit nag comme niñ koy waxee suñu activistes yooyu na leen bàyyi ñu ñibbi. cause wax dëgg yàlla nag doy na waar daal doy na waar saa su ne rek yéen a ngi nekkoon ci réalité Sankara Mbaye DS Production sur la 2STV incha allahu rabbi bientôt di ngeen am beneen numéro léegi.